bu ngeen ne jàkka ya ak jumaa ya képp kuy l'islam seddu na. lii ngeen di def nii rafet na rafet boo xam ne fexe leen kilifa diine ak kilifa aada yëpp yëg ko dëkk bi ñoo ko bokk luñ fiy def lu ne rek ci lu baax seetuñ ci Samba seetuñu ci Demba ñëpp dañuy jóg pour taxaw ci parce que taaru dëkk bi la. parce que Matar bu doon découragé na ca découragement yu njëkk ya dañu waxante dëgg c'est un jeune boo xam ne exemplaire la royuwaay la. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo jëmbatee garab meññeent ba picc mu ca lekk dañ la ko bindal sarax ku ca toog kerlu dañ la ci bindal sarax ba mu jeex kon li ngay déggee mooy di dox di jëmbat garab rek mën naa far say bàkkaar mën na dugal àjjana. C'est une très bonne initiative. lii acte bu noble la acte citoyen aussi. donc tey li ñu fi dajale nag bilaa loolu damay profité di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi waaye du nuyu waa Gandiaye mais aussi di nuyu aussi kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ak kilifa aada yi di nuyu aussi l'ensemble des membres yi fi nekk ak mouvement yëpp aussi bàyyiwuma kenn bon tey nag li ñu fi tax a teew dafa bokk ci programme bi nga xam ne mooy programme tabax Gandiaye bi nga xam ne Matar Ndaw moom moo ko initié di programme am aussi bi nga xam ne moom la amal doomu Gandiaye moom tamit mu nekk doomu Gandiaye bëgg Gandiaye nekk aussi acteur politique fii ci Gandiaye donc mu bokk ci programme bi nga xam ne tabax Gandiaye donc tey mu nekk programme boo xam ne dafa regrouper 8 axes symétriques yi nga xam ne tey moom la am yéene def ci Gandiaye donc mu ñëwoon aussi présenté ko durant les élections locales waa Gandiaye mais malheureusement yàlla def li muy def bon ci loolu nag ñu ne ñun du ñu yem ci loolu du ñu tax ñun ñu bàyyi dañuy continuer toujours puisque li ñuy def Gandiaye la concerné te aussi Gandiaye moom moo ko tax a jóg donc ñu ne toujours dañuy continuer di wëyal programme boobu noonu tey nag moo tax tey ñu xalaatoon aussi ñu ne vacances scolaires yi dinañ def ay activités li ci mel ni activité de reboisement bi nga xam ne moom def nañ ko ci la bokk waaye yemuñ ci loolu aussi am nañ yeneen activités yi nga xam ne ñoo ngi ci doon yëngu avant reboisement bi muy benn tournoi boo xam ne ñoo ngi ko tuddee tournoi tabax ëllëg ñu koy amalee fële ci quartier Ville ci noonu ci la ñu regroupé woo fii tey nag pour présenter lieu bi ñu nekk ñoo ngi nekk ci jumaa Tokondama bu nekk bi nga xam ne oustaz Lu moom moo koy jiite waaye aussi ñoo ngi sama côté aussi ñoo ngi ànd nekk ak Bour Gandiaye donc ñu teew fii ñun ñëpp ngir jëmal bés bi nga xam ne tey moom lañ jàppoon ay weer muy le samedi le 3 septembre 2022 donc dañoo jugé nécessaire que ne njëmbat garab lu am solo la te ba ñu xalaatee aussi ñu ne ñun comme suñ première édition la moom la ñuy def muy année bi lañ ko njëkkee ñu ne woon dañuy njëkkee ci jumaa yi ndax looy def lu nekk nga njëkkee ko ci lieu de culte yi yaakaar naa lu am solo la ndax suñuy wax développement yaakaar naa ne mënuñoo bàyyi lieu yi nii parce que mën naa ne lieu yi ñoo njëkk ci li nga xam ne mooy développement donc moo tax nag ñu tànn d'abord lieu de culte yi lieu de culte yi nag 8 lieux de culte la ñu tànn muy li nga xam ne am na 6 juma ak ñaari église catholique bon juma bi ci njëkk nag mooy juma Tokondama bi fii nii bu ñu fi jógee aussi dinañ dem ci juma église ba fële waaye bu ñu fi jógee aussi ci église ba fële ci protestant yi bu ñu fi jógee aussi dinañ dem lu ci mel ni juma Mbambara dem lu ci mel ni juma Ndiobène aussi loolu moo nekkoon programme bi nga xam waaw très bien loolu question la boo xam ne man dama ciy kontaan puisque soo gisee tey ñun ñu choisir ne dañ koy def ci lieu de culte yi comme ni ma leen ko waxee dañoo ñëw xool ne lieu de culte yi am na couverture déjà c'est fermé donc foofu noonu déjà mën nañ ñu assurer le suivi bi donc aussi mais ñun tamit du tere ñun dañuy continuer ba léegi di suivre li nga xam ne moom mooy doon planté yi nga xam ne moom la ñu implanté tey. béréb yi ngeen njëkk a tànn béréb la yoo xam ne kenn génnewu ca boppam sooy indi ci dëkk lu baax yóbbu ne église bi walla ma ngi nii yaakaar naa ne kuy uyoo chrétien wax dëgg séddu na waaw amul dootu xalaat këram dootu xalaat koñam day xam ne am na bu ngeen ne jàkka ya ak jumaa ya képp kuy l'islam séddu na amatul suñ koñ amatul suma kii ñëpp parce que fi nga xam ne ñëpp a ko bokk bu ngeen fa defee defal ngeen ñëpp kon jëf ji yàlla na ko yàlla gërëm
te su ko gërëmee dana ko gërëmloo nit ñi te su boobaa dana am njëriñ. ci beneen yoon bi buñ ko seetee li ci wàllu yàlla mooy dañ ne même géej soo ca doon jàpp mayuñ la nga as lu ëpp li nga soxla ndax bañ a yàq kon ndox lu am njëriñ la kon suñ demee ba ñu ndox mi mu ngi ñiis ngir tàngoor wi walla ngir climat bu changé bi ah loola war nañoo xalaat comme ni ko kilifa gi ubbee woon kon xam ngeen ne ndox lu am njëriñ la garab ci lislaam amul benn garab bu nga xam ne fo rek war naa tax nga romb ko gor ca bànqaas wala nga gor ko mu daanu da nga koy mën a am soxla kay jëriñu ca boo ca mënta am soxla nga bàyyi ko ndax la muy jëriñ mu ngi fay jëriñ waaye yàq moom nanguwuñ ko kon ku nga xam ne da nga ne da ngay aar ndox mi di aar garab yi ah yaa ngi aar lu yàlla aarlu bu fekkee dem na ci espèces yi ak rab yi ci lislaam dafa araam xiifoo maro ñàkkoo dépense wutoo dara ndax dem rek ci àll bi di kaf di rey ay lëg wala ngay rey ay rab mooy rëbb li lëx wi rëbb ngir po dañ ko araamal kon espèces yi buñ demee ba ñu ne ñu ngay jeex itam war nañu seet lu koy jeexal su fekkee li koy jeexal loxo doomu aadama ci dugg tere nañ ko ah suñu mbiram yàlla nag yàlla moo leen fi indi waaye suñu wéttal lañ suñu njëriñ lañ waaye amuñu droit di kaf pour lu leen fi jëlee di puudar pour lu leen fi jëlee loolu amuñu sañ-sañoon kon bu ngeen ko seetee ñett yooyu ñu wax ne buñ ko xoolee ci àdduna bi tey ñu ngi dellu gannaaw te it wax nañ dëgg ndax fan yële ñu ngi wane genn dex ci Angleterre mu ŋacc ñu ne ci juróomi téeméeri at ci gannaaw la gëj a am kon xëy na ñàkkul daan na am te taxul àdduna tukki waaye juróomi téeméeri at ca gannaaw boo ko seetee ka dëkkoon Angleterre doo bu ko neexee xëy sëlmu am na jamono yoo xam ne même waa Paris dañuy xëy jël puudar di ci seen kanam mais am ndox mu ñu sëlmoo jafewoon na kon bu naataange dikkee ba mu yomb bu bëgg a dëddu ngir mu jafe kon ñun ñi nga xam ne lu fi dikk ñun ñoo ko moom ci kaw suuf si ah bu ñuy xalaataat luy saxal loolu wala lu koy delloo si wala lu koy jëmee kanam mooy ñu yoon waaw loolu yëpp ci lu yàlla santaane la lu yàlla gërëm la duut po duut politique rek it waaye nag politique mooy defar njëriñu defar nag lu ci bur wax doy na képp ko nga xam ne yaa ngi ci dëkk da ngay ñaan lu fa ñàkk am fa lu fa jafe yomb fa kon lépp lu nga xam ne yéen a ngi ko fee indi li leen ko kenn ñëpp ngeen ko indil ñu ngay ñaan yàlla nag mi nga xam ne mooy dimbali nit ki pour mu mën a am moyen di am lu muy indi mu dimbali leen yéen ak ñi ngeen àndat ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant defe naa mën naa ko gàttal foofu allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërë ngeen jëf jëmale ko ci mbooloo mi ci kenn ku ci nekk ci turam ak santam fii ñu daje nag ak li ñu fi tax a daje dañu koy sante yàlla tey ñaan yokkuteem ndax it defe naa ne bokk na ci li nga xam ne nii mooy développement te environnement jàpp naa ne bu ñu waree mën a wax développement ci environnement bi lañ ko war a mën a jiitale culture sax mënu koy wax environnement moo koy jiitu parce que gis ngeen sur le plan culturel am na site yoo xam ne nii tey boo fa taxawee su fekku noonu nanu ko aare bu boobaa duñ fa mën a expliquer dara te it dafa nekkoon njëriñu démb ak tey loolu bokk na ci li nga xam ne nii ñun moom la ñuy sauvegarder fii ci dëkk bi di Gandiaye ak di ko wër parce que ku ne xam na ne Gandiaye dëkku cosaan la dëkku diine la cosaan bi nag ak diine bi danoo bokk ànd bi ñu àndee nag loolu moom moo tax tey lii nga xam ni ngeen initié ko jëmmale ko kii di Matar Ndao comme ni nu ko waxee léegi mu nekkoon acteur politique te fe naa ba léegi moom la nekkoon fi ci jamono yële yàlla def liñ doon ut ñi ko suñu borom bi jox ñoom it ñu nangul leen ko di xaarandi seen bés ala bokk seen bos
loolu tax na muy continuer action yi nga xam ne ni mu ngi koy def. parce que lii aussi c'est pas la première fois mu def ko ay action def na ko fi plusieurs fois ci wàllu développement ci wàllu defar te loolu nag loolu ñuy laaj doomu aadama dëkk bi boo fi nekkee fexeel def fi loo xam ne suba dinañ ko jëriñoo koñ bi boo fi dëkkee fexeel def fi lu ni mel parce que dañuy wax ne boo dëkkee ci koñ bi te amaloo njëriñ koñ bi yaag ma la yiiti taxawàllu yéen a yem. alors donc loolu nag moom mu ngi participer vraiment ci développement dëkk bi par rapport ak action de développement yi muy def fii ci Gandiaye te lii dafa bokk ci li nga xam ne nii moom mooy développer dëkk te lii la ñu gën a war a mën a soxla ñun ci dëkk bi ndax it daf fi xaw a tumaranke parce que garab yu bare ngi nii tey defe naa ne agent technique bi taxaw nii de l'élevage xam ne ci loolu dafa nekk des arbres yoo xam ne dafa nekk en voie de disparition ba tax na lu ci bari vraiment ñu bëggoon ñu gën koo yokk jëmale ko dëkk bi ndax it garab yaa ngi fi mais ba tey dafa am lu ci des ndax it sécheresse bi daf ci dindi lu bari te dëkk bi su ma leen mën a wax ne bokkoon na ci dëkk yi gën a lëndëm ndax ay garab bokkoon na ci loo xam ne nii ci wàllu culture aussi suñuy culture dafa amoon ay site ak ay garab yu fa nekkoon yoo xam ne pratiquement tey jóge nañ fa amoon nañ sax xalaatu jéem a reboiser waat yooyu site jëmalewaat ko li nga xam ne nii mooy bu ëllëgee yéen ñii wuyoo ndaw ngeen mën ca jëriñu ba xam pourquoi moo la fa nekke woon n'est-ce pas seen bésu tey bii nag vraiment dañu koy rafetlu ko ci dëkk bi di ko sant kii nga xam ne ni aussi moom moo ngeen ko parrainé man woo na ma démb wax ak man monsieur Diallo aussi waxtaan ceeg man waaye la ma ko waxoon dama ko ne nag noo mun di def lii ngeen di def nii rafet na rafet boo xam ne fexe leen kilifa diine ak kilifa aada yëpp yëg ko dëkk bi ñoo ko bokk luñ fiy def lu ne rek ci lu baax seetuñ ci Samba seetuñu ci Demba ñëpp dañuy jóg pour taxaw ci parce que taaru dëkk bi la xam nga ñiy defar dëkk c'est-à-dire société bi ñi koy defar ak ñiy defar jikko yi duñu benn ñii nga xam ne ñooy mel ni imam ratim yi ñooñu ñooy defal jikko yi ñoom lañ ko séddee société bi nag ñun ci suñu bopp ñun ñu fi dëkk ñoo ko war a mun a taaral donc loolu dañ ci war a jàpp ñun ñëpp rafetlu bés bi di gërëm bu baax nag initiateur bi di gërëm it ñi nga xam ne ñoo ko ciy jàppale yéen ñi fi bokk taxaw nii naaj bi tàng na ci subaak léegi mu ngi taw mais nag vraiment def ngeen sacrifice toog rien que pour mun a màggal bër bi taaral ko aussi te loolu jàpp naa ne imam ratim bii taxaw tey nga xam ne nii gannaaw yàlla ñun tey sunu référence la nekk nit ku disponible te suba la woote gis ngeen ni mu ko defele te loolu la parce que daara ji aussi dafa am loo xam ne daf ko war a jàngale pour bu ëllëgee yéen ñii wuyoo seen ngeen mën ci jaar te loolu c'est très important jàpp naa ne moom nag dafa nekk ci wàllu woowu mu ngi koy dox ci waaru dëkk bii di Gandiaye di ko dox ci société bi vraiment di rafetlu bu baax à chaque fois ñu interpeller ko ci lu wala mel nii ciy développé dëkk bi kenn du ko ca jiitu kon moom itamit loolu dañ ko ciy defal benn mention spéciale gërëm ko ci sant ko ci pour nit ñi xamee ko noonu ñun ñi fi bokk taxaw nag tey gannaaw yàlla cër bi ñu fi yàlla séddee moo tax ñun fu ñu mën a wooye ci luy defar dëkk bi ñoo cay jiitu parce que suñu ko mënoon duñ ci tàggu kenn kon nag suñ gisee ku koy def war nañoo mën a dem jàppale ko ca loola loolu daal laa amoon loo xam ne nii en gros gërëme leen ko sant leen ko ñaan yàlla aussi nag lii nga xam ne def nañ ko yal na ko suñu borom bi barkeel muy garab yi ñu fi def imam nag wax na ko léegi recommandation bi mu joxe c'est très important moo dina am suivi gis nga suivi moom bu amul ci lenn loo mën di defit bu amulee suivi day taxaw kon nag nañ ci taxaw effectivement wax na ko am na une commission bu fi nekk bu yor buy saytu travaux jumaa ji danañ leen contacter ñoom it danañ ci bokk ba gat mën a taxawu je crois buñ danañ ko def fii defaat ko ci yeneen sites yi ñu jëm incha allahu rabbi di gërëm bu baax nag agent élevage bi kii bépp ñu affecté ko fi vraiment mu ngi def liggéey boo xam ne nii ñun dañ koy sant yàlla di ko ñaanal nag tout au début waxoon naa ko ba mu ñëwee nuyoo si ma ne ko yal na la Gandiaye yal na la Gandiaye jik nga jik Gandiaye vraiment il fait un travail extraordinaire ci wàllu eaux et forêts ci wàllu aussi tout ce qui est environnement daal waaw li ko fi indi daal wax dëgg yàlla mu ngi koy def kon ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant au passage pour que moom it ay autorité am ëllëg bu fekkente ni lu mel nii gis nañ ko ñu xam ne ñu moom li nga tax ñu indi ko fi mu ngi koy def au niveau de Gandiaye ñoo ngi gërëm ñëpp oustaz di sant bu baax kii ma àndal sama rakk la je crois que moom Gandiaye ñi fi bokk toog nekk ay jeunes xam nañ ko muy Ismaïla mi ma àndal je crois que moom sur le mois ci mouvement nawetaan yi lii ñuy def nii ñoom ba ñu koy def ak léegi xanaa léegi mu mot 30 et quelques années bokk alors donc sànq bi ñu ma wooyee moo tax ma wax ko mu ne ma nañ dem xam naa ne sax peut-être que jot gi mayeeku ko woon noonu mais daf ma ne ma loolu moom bu amee nañu dem léegi fekke ko te je crois que bu ngeen ci travailler Matar xam na loolu xam na ko bu baax
alors di ngeen mën a liggéey bu baax a baax ak moom am ci ay conseils yu mu leen di jox parce que développement bi aussi duñ ko yemale rek ci environnement bi parce que ñi koy def c'est des jeunes te moom mouvement de jeunesse bi defe naa ne am na ci doole lool xam na ko bu baax a baax te loolu def naa ne njëriñ lay doon bu ëllëgee su ngeen ko soxlaa ci moom Ali Cissé mii mook Matar du ñu benn li olof yi wax altine lañu ak talaata dara doxul seen diggante loolu moo tax sànq bi ñu koy waxtaan ñoo bi ñu nekkee ca kaamil ba mu ne ma man sax falaa jëm ma ne ko kon alhamdulilah rabbil alamin parce que moom it wax dëgg yàlla ni ma ko koy faral di waxee ku am Pastef la te xam nga nit ki moom lépp lu muy mun def bu amulee Pastef rek ce n'est pas la peine parce que volonté dafa baax ci looy def mooy lii tey te moom sa volonté la moom vraiment remarqué nañ ko ci moom kon yal nañu yàlla boole jàppale yokk sutura si yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw def si reportage bi aussi ñu ngi leen di gërëm ko bëggee ngeen amee ko suba ay image yoo xam ne ñëpp danañ ci mën a jëriñu réew mi jëriñu ci et jeunesse bi aussi jàng ci lu bari allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërë ngeen jëf. waaw léegi xam naa ñu njëkkee ñaan rek yàlla nañ dugg àjjana baatuk aljanna mooy jardin yàlla subhanahu wa taala nee na àjjana jannaatun tajri min tahti al anhar nee na ay jardin la yoo xam ni ndox maa ngay daw ci suuf di ko roose lu tax yàlla subhanahu wa taala di ñu ko dig parce que mooy spectacle bi gën a am doole ci doomu aadama soo ñëwee fekk verteuse nga taxaw jàkkaarloog moom ndox mi di wal da ngay gis ni vraiment am nga lu rëy yàlla subhanahu wa taala gisul lu ëpp doomu aadama ci mu jëmbat ay garab ndox ma di vol kii di daw nit ñi di ci féexlu kooku lu am solo la xam naa oustaz lu jaar na ci ndax fekkewu ma ndax terme yi benn la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo jëmbatee garab meññeent ba picc mu ca lekk dañ la koy bindal sarax ku ca toog kerlu dañ la ci bindal sarax ba mu jeex kon li ngay déggee mooy di dox di jëmbat garab rek mën naa far say bàkkaar mën na dugal àjjana loolu moom lu jar a bàyyi xel la bon dañuy remercier nag ndaw mi nga xam ne mi ngi koy def mais kooku war ko ñëpp la parce que tànt ma néew na ku koy jëmbat di fekk meññeent ma am benn góor gu mag goo xam ni 80 ans la am di jëmbat tànt ma benn xale fekk ko fa ne ko góor gi yow yaa neex nga yaakaar ni tànt ma bi meññeentam dina la fi fekk mu ne du ma fekk waaye dañoo jëmbatoon ay tànt ma fekk ko fi kon man war naa jëmbat ñeneen fekk ko fi loolu la su fekkee nga xam ne tànn ngeen lieu de culte yi muy jàkka ak jumaa yi mooy jàmmukaayu yàlla yi donc il faut ñu yéene ci jaamu yàlla nga xam ne mën nañu ci avancer bu baax a baax loolu la yaa ñi nga xam ñoo ko taxawal yéen ñi assisté ak ki nga xam ne moo ko initié yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen yàlla def ko faru bàkkaar def ko maanaam ndax garab ci boppam su fekkee yonent bi nee na luñ ca lekk meññeent buñ ca lekk sarax la ku ca dagg def sa néeg sarax la ku ca kerlu sarax la dama ni sarax yooyu suñ ko boolee doy na sëkk pour vraiment ñu war a mën a jëmbat sans sax kenn dañuy orienté kon su fekkee am nañ koo xam ni xëy na xelam mi ngi ci orienté ñu ci loolu ñu ñëw assisté ko dañ ci sant yàlla ñu ngi leen di ñaanal di leen gërëm di leen sant di rafetlu taxawaay bi. je crois que li dal Tambédou dina ma dal ci prise de parole bi action bi rëy na lool maanaam jëmbat garab waaye kàddu yi fi jóg fasaa nañ fasaa goo xam ne teg ci lu mbir dafay jafe di nuyu ñëpp di ci jiital imam ratib bii doog a ñëw xam naa ne tey kaamil yi bari nañ lool ci dëkk bi activité yi ci la nekkoon di fa béy waaram teg Oustaz Loum mi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji li mu fi wax bari na solo lool ñun tey journée bi waxuma jëmbat garab gi li ñuy jàng ci Tambédou waaye ci diine li nga xam ne moom la ñu sunu diine wax ci garab ak diggante garab ak ndox ak yàq liñ fi jëlee rek war nañoo mën a jëriñ di gërëm délégué de quartier yegsi na Bourga Ndiaye ngi fi woon waaye délégué de quartier Ndiaye ak imam Ndour cela veut dire que kon seen information bi jàll na Ali jërëjëf Tambédou jàngal nañu fii lépp li nga xam ne mooy utilité ci garab wax ñu ni ñuy jëmbatee ak soo bëggee mu dund
maanaam mooy agent eaux et forêt bi administratif moom moo yor arrondissement Ngothie remplacé ki ñuy wax Diouf moom it nekkoon fi doon def liggéey bu rafet yaakaar naa ne Diouf ñëpp a ko déggoon te niñ ko déggee mooy rigueur moo doon réputation ñun ñëpp ay kilifa la ñu woon mais daan nañ dox ak moom dox boo xam ne du ko teree liggéey ndax ñëpp xam nañ ne am na lu bëri lu dellu si ci àll bi bu dul woon rigueur Diouf tey xëy na loolu dana fi doon na yéex a ñëwaat tey nag ñu def benn reboisement fii ci commencé ko ci lieu de culte yi lépp luy intérêt lieu de culte Oustaz Loum defal nañu ci exposé di sant ci lool man nag dinaa wax tuuti ci suivi bi ak li nga xam ne mooy njëriñu lii Matar Ndaw def Ali xuus na ci lu sori ci dëkk boo fa nekkee li nga fa war a def yu mel nii ci la bokk Oustaz wax na ne boo commencé ci jàkk commencé ci église catholique bi séddu na bu dee ci jàkka ja jullit bi séddu na kenn talatul say intérêt bopp loolu intérêt la bu importance bi mu am moo tax nit ñi war a di def ci loolu intérêt bi nga xam ne mooy intérêt dëkk bi kon Matar dinañ ko gërëm ci loolu gërëm ci ko si association bi mu fi bàyyi parce que moom day tollu fële association mooy xalaat moom mooy bopp bi muy exécuté donc yéen aussi ñu ngi leen di ñaax di leen encore woo ci sensibilisation di leen sensibilisation bi may woote tey dama ciy woo imam yi di ci woo association bi te feneen fu ma taxaw dinaa ko wax dafa am dëkk yoo xam ne ñoo Gandiaye ñoo bokkoon presque boo leen gisoon aspect boo daan dugg Gandiaye li la doon marqué moo doon ay xay mënoon nga dox suñ diggante kër serre bi ba marché ci kër gi ngay dox léegi amatul pourtant ñun ak Mbos yoonu Ndofane ñoo ko bokkoon ak yeneen dëkk mais Mbos tey boo taaloon Jakarta dem fa naan da ngay jéem a wut xasu xay boo ko laalee dëkk bi yëpp ay génn boo gaawul ñu rey la fii Gandiaye da ngay romb nit mu teg saaku bu doon xay gi da ngay ñëw xas parce que da ngay naan waaye xas dem jaay mais garab Tambédou war na leen wan ne leen écorce bi moo koy dundal li koy dundal ci écorce bi lay jaay boo ko xasee day dee loolu moo rey xay yi ñun nag dañuy romb nit léegi mu teg saaku wala mu gaara saret yéeg di xas ñu naan xoolal kii di xas da nga ci war a xar sa tànk tubéy man soo ko defee samay frein na suma oto woo gendarmerie et noonu la ñuy sàmmee ay ressources dëkk da nga ciy investir bul ci bañ ko la sikk buñ la sikkee te yàlla gërëm la nga xam ne au moins yaa ngi ci mais ñun mënuñ di wëlbatiku di samp yi garab ñeneen ñi di wëlbatiku di rey garab amul benn importance loolu moom mooy wax suivi waxoon naa ko fii Mamadou Diagne Fada bi mu nekkee ministre de la jeunesse ma ne ko boo toogee ba mois de septembre nga indi garab pour ko suul li nga war a njëkk a préparer mooy non seulement gabion mais suivi bi da nga war a toppatoo ñu koy roose dafa am reboiser ak enterrer ah oui parce que si on met les arbres ici wan leen ginnaaw Xadi Ndaw jaaru fi sotti ci ndox Ndeela jaaru fi sotti fi ndox mais loolu dañoo suul garab yi rek reboiser dañ koy toppatoo tant que amul toppatoo ñun dañuy suul rek comme ñu jëlee suñu mbokk dem suuli ko il faut que ñu jël ko di ko suuxat dañ koy suuxat loolu ñun ñi fi jël pare ñëpp wax nañ ko suuxat bi ak li nga xam ne mooy sàmm nag environnement bi mooy ñun ñëpp ñoo ciy investir ku gis kuy gor wala kuy def leneen da ngay woote da nga koy aaye su bañee nga yóbbu ko fi nga xam ne foofu lañ ko war a yóbbu nit ñi régler ko boo woowee seen délégué de quartier wala nga woo gendarmerie wala nga woo Tambédou yaakaar naa ne loolu dina faju te ñun ñëpp buñ ci investir léegi dëkk bi mel ni mu war a mel ci problème environnement nit ñi environnement tey booy commencé ci kii bi gis bi ñu dugg see léegi constaté naa gis naa ñetti xar ci biir jumaa ji ñetti xar yooyu lu leen fi indi parce que seen borom xëy na dafa tayal ñëw tëj leen fi ndax dafa am ñax mais comité bi tey bu ñëwoon tey béy jumaa ji ba nga xam ne amul ñax xar yooyu duñ fi dugg donc faut pas mettre conditions yi nga xam ne moo fay indi li yàq am na fi quelques briques gabion yaa ngi fi man sentir naa ne dafa am fer bi dafa xaw a faible briques yi nañ ko entouré ba mu jël benn hauteur boo xam dina bàyyi garab gi mu noyyi mais dina sauvegarder li nga xam ne moo fa mën a dem loolu aussi bokk na ci ay initiative yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci jumaa ji war nañ ko mun a jël pour sàmm loolu te fu ñu demit ñu wax ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb booba ku ci nekk def suivi bi li ci des mooy dëkk bi suñ gisatee leneen loo xam ne mu ngi impacté négativement boo ko defee ci environnement bi ñu jóg dénoncé ko ñoo ngi gërëm Bour Gandiaye ci prise de parole bi
gërëm Oustaz Loum gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk autour de l'association di leen ñaanal aussi di leen ñaax ne leen action bi bu liñ ci wax rek dëgg la mënoon ngeen a dem defi leneen mbaa ñu gisoon leen ngeen nekk ci leneen parce que xale aussi dafay bëri ay préoccupations mais bu la yàlla defee ngay xalaat jëm ci lu jëmal développement duñ def lu dul sant la gërëm la maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. Monsieur Tambidou maa ngi nuyu ñëpp gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte tey ci liggéey bu rafet bii nga xamante ni tàmbali nañ ko ci bési samedi bi tey ñi ko teewee ñu xàmmee ci ki nga xamante ne tey mooy buur Gandiaye di tànk Gandiaye di buntu Gandiaye nga xamante ne ñu ngi koy sant di ko gërëm ci disponibilité am ci taxawam ci biir Gandiaye ci liggéeyam ci biir Gandiaye kenn du ko laaj di santit aussi di gërëm suñu imam lay luum moom yal na ko yàlla defal ko mboolem jullit ndax kii taxaw ni tey wér-gu-yaramam mayu ko lii ñuy def nii tey ak taxawaay bu yàgg bi waaye moom si yitte Gandiaye amul lu mu ko jaralu te fu mu toll mu ngi gindi nit ñi pour ñu jublu ci yàlla ndax ko dégg li mu fi wax léegi ci diggante garab ak ndox xam nga ne diine sàmm na bu baax te kuy yàq yàlla bugg ko wax na leen ko ba ngeen dégg ko suñ fa jógee may sant aussi di gërëm di rafetlu teewaayu Ismaïla Ndiaye mii nga xamante ne xale yi fi taxaw yëpp tey fag naa ne moo defar seen kayiti judd ba ci seeni mag mu doon nit koo xamante ne aussi personne ressource la nit la koo xamante ni ku am problème Gandiaye diggante fii ak Kaolack ba Dakar loxoom jógu ci tànkam jógu ci làmmiñam jógu ci Ismaïla merci beaucoup boo déggee ñuy wax notable ci dëkk loolu la notable di jëriñ ci dëkk xale la waaye loxoom set na parce que dañ ne xale bu loxoom setee mu mun a bokk ki mag kon Ismaïla ñu ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay rafet na ci biir Gandiaye suñ ca jógee nag ma ñëw ci borom bés bi mooy Matar Ndaw Matar nag xëy na waa Gandiaye daf fi juddoo yaroo fi màggee fi mais waa Gandiaye xamuñu ko parce que Matar bu doon découragé na ca découragement yu njëkk ya nañu waxante dëgg c'est un jeune boo xam ne exemplaire la royuwaay la nekk mais camarade fii koo fi gis mu taxaw nga mbokk mu nekk France wala Amérique wala Italie wala Espagne mais est-ce que mu ngi def ci Gandiaye est-ce que mu ngi nemmeeku waa Gandiaye am na ñoo xam ne ñu ngi diggante Kaolack ak Dakar gii li ñu mën Matar mënu ko mais est-ce que ñu ngi nemmeeku waa Gandiaye nañ leen seet bu baax li ñuy def nit bu fekkee ne dafa juddoo ci dëkk yaroo ca dëkk ba bëgg dëkk ba ànd ak xale yi ne leen kaay la ñu liggéey ma bëgg ngeen jàppale ko ngeen jàppale seen bopp mu liggéey Gandiaye parce que nag wax dëgg fa yàlla man de ni ma ko mën a waxee mooy nawuma ki nga xamante ne day toog ba campagne jot mu ñëw ci askan wi naan leen damay dagaan seen baat kooku bu ngeen ko falee boppam la fay nekkal mais du leen fa nekkal yéen askan wi Matar nag dafay ànd ak yéen tey ànd ak yéen suba ànd ak yéen gannaaw suba bu neexee mu ànd ak yéen bu naqaree mu ànd ak yéen ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal ay fanam yal na ko yàlla taxaw liggéey bii mu def jubale ko ci Gandiaye ak li ko wër yal na ko ci yàlla may ndam ndax Matar dafay def ay formation savon omo eau de javel lu ne di ko defal jigéen ñi tey jii boo seetee li mu fi am ci groupement femme ñi mu fi formé ay même ay xale yu góor kenn mënu laa wax ni mu yem kenn mënu laa wax ni dëkk ndaw nag yoon bi mu taxaw moom di ca dem yoon bi dafa naqari de dafa métti dafa yàgg te dafa bëri ay gàllankoor parce que doomi aadama yi ñooy yemul jikko yemuñu gis-gis yemuñu xalaat waaye nag am naa yaakaar ne bu ñu demee ba ca kanam lii muy soxla waa Gandiaye dinañ ko ci wuy si reboisement bi nag tey ñu ngi ko commencé fii ci jumay Tooko Ndama ànd ci ak ki nga xamante ne mooy buur Gandiaye dëkk Tooko Ndama ànd ci ak imam lay lu mi nga xam ne mooy ilimaani jumaa ji ànd ci ak képp koo xamante ne mu ngi fii dëkk ci Tooko Ndama ñoom Xadi Ndaw sama jarbaat ñoom ñëpp ñu ngi fi taxaw tey ngir jëmmal bés bi nga xamante ne moom la Matar jagleel jumaa yi ak église yi ni ko techniciens yi waxe ak monsieur Diallo dañuy def premier kii bi la comment dirais-je premier lancement bi la ñu commencé ko fii ci jumaa yi Tooko Ndama di jëmba nag ay garab yoo xam ne ay garab ombragé la yoo xam ne day maye ker ku ne xam na ne manqué na ci lieu de culture manqué na fi lool parce que même bu nit
dëddoo àdduna suñu taxawee ay 1 heure 2 heures di ko julee da ngay gis waxtaan wi bu naree yàgg nga gis nit ñi commencé naaj bi métti nga gis mais bu fekkee ne def nañ fii ay garab am naa yaakaar ne su dara xewatee muy xewi jàmm muy xewi safaan suñu fi taxawee ñun ñëpp nañ mën a ne dal ba def li ñuy liggéey bi ci ni mu gën a rafete kon ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal nag ki nga xamante ne mooy Matar Ndaw mi nga xam ne moo initié lii te yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla taxaw li mu bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal jërë ngeen jëf mu ngi ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam ànd ak ay dëkkandoom jërëjëf monsieur Diallo lii la amul lu may témoigner tey ci bés bi Matar Ndaw ak ñi mu àndal jërë ngeen jëf. ñëpp maanaam François Diouf la tudd parce que François Diouf di nekk fii quartier Tokondama ci église luthérienne lii acte bu noble la acte citoyen aussi garab daa bokk ci dundu nit léegi ay xale bu ñu jógee pour jëmat garab loolu war nañ ñoom bëgg nañ seen dëkk te gëm nañ aussi avancement seen dëkk parce que avancement balaa muy am foofu dëkk bi naat vraiment c'est un acte de citoyen et un joli acte aussi pour lutter contre la déforestation et aussi le changement climatique. Matar vraiment su ma amoon lu ëpp jërëjëf su ma ko amoon dinaa ko wax dinaa ko defal parce que Matar daa yàgg ak ñun nekkul juste pour garab yi kese depuis fort longtemps boo leen xoolee sama ginnaaw ay salle de classe ñoo fi nekk pare na fi ay élèves salle de classe bi ñu tabax ni pareegul loxoom mu ngi ci bu baax a baax donc kooku ku jar a gërëm la ku jar a sant la aussi ku jar a ñaanal la aussi pour le futur de Gandiaye xam naa ne moom mu ngi tabax Gandiaye bu baax a baax te loolu mooy objectif def ak vision loolu nag mooy ëpp njëriñ jëmbat ñoo mën a trop mais saytu bi ak aar bi ñun suñu wërgal ak li ñuy waaj su soobee yàlla garab boo leen fi jëmbat maa ngi leen ñaan déwén ngeen ñëwaat fi gisal leen ko seen bopp fekk mu gën a taxaw ni mu ñëwee luñ ci mën a def pour saytu ko nañ ko def incha allah di gërëm population Gandiaye yëpp di gërëm encore Matar ak délégation bi mu yënduwaat fii di ko ñaanal nag li mu soxla moo ko xam waaye li ko jig yàlla na ko yàlla may ci barkeel suñu borom Yesu Christa pasteur François Diouf église luthérienne Tokondama. di nuyu ku nekk turam ak santam di siyaare ñëpp ci bés bi nga xam ne bokk na ci bés yi nga xamante ne li tubaab naan l'histoire retiendra ou bien l'avenir retiendra que bés a ngi ci kanam mu lu immortaliser bés bi li koy immortaliser mooy dañu fi tax a jóg mooy reboiser kon li koy immortaliser d'ici 2 ans 3 ans ñu fekk garab yi doon penc moo xamante ñëpp a ci serlu di ci terlu loolu l'avenir moo koy déterminer yàlla na ànd ak réussite ci boobaa yàlla na ànd ak ndam ca buñ ci àggee donc j'ai pris le train en marche dama xaw a tardé pour des raisons sociales moo taxoon ba ñuy reboiser fee ci mosquée ba j'ai pas eu la chance d'assister au moins mun cee sànni ay kaddu j'en profite à l'occasion fi ma taxaw nii ci paroisse bi nga xam ne Tokondama la nekk pour mun cee sànnu ay kaddu pour dire que lii ñuy def ci paroisse bi njëkke ko ci jumaa jële c'est un acte noble comme l'a si bien dit le pasteur ak suñu prédécesseurs ya nga xam ne ñoo nekk njëkk a jël fee ak kaddu ca jumaa ja mooy yëpp benn kaddu la rafet na baax na ñan ñoo koy def on ne va pas faire une discrimination doomi Gandiaye Matar ak keneen dafa wax toute une jeunesse sénégalaise moo ko def une jeunesse sénégalaise nag bu motivé wu di def lii la askan bee ko war a jàppandoo xam ne seen yaakaar nañ seen njabooti ëllëg parce que c'est une jeunesse yoo xamante ne qui vient de ñëpp benn cohésion entente la ñu def pour ñëw assister ko muy doomi Gandiaye yi nga xamante ne ñoo fi nekk ak ñu leen fekk sax on les considère comme des doomi Gandiaye on va vous considérer en plus comme des Tokondama yoo xam ne des dignes fils de Tokondama loolu nañ leen ko mun a gàddu ci à ma voix en tant que délégué de quartier waaw donc man nag sama état civil Mamadou Ndiaye moo ci nekk mais nag il est bon que ñu ràññee parce que bu ñu naan Pierre c'est un benn
tur bu ñu teg ci kaw la mais suma état civil Mamadou Ndiaye moo ci nekk donc la indi pierre ba nag donc je suis très content nag d'être un pierre dans une paroisse un pierre dans une paroisse ñuy reboiser ça c'est une fierté yaakaar na te loo xamante loolu ñu war a mën a xam ne tamit donc j'ai eu la chance de bénéficier ci pierre boobu ñuy reboiser ci cathédrale mbaa ci paroisse mu ñëw fekke ko léeg-léeg boo ñu xamee ko noonu mais Mamadou Ndiaye la bu tokk ndama mooy Pierre Zalé benn ancien infirmier bu ñu fi ñëw c'est le deuxième chef de poste de l'ICP de Gandiaye c'est-à-dire il y avait des relations familiales avec son papa à ma naissance papa bi nekk fa mu defar yëpp ñu tudde ko jël tur bi tudde ko boppam donc comme ñun ay jullit nañu mu ne léegi dañ ciy toftal Pierre bi loolu la saxee. salaamaaleykum mbooloo mi nga xam ne ñoo teew fii maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam donc présentement tey ñoo ngi nii ci kër monsieur Matar Ndao bi nga xam ne tey moom moo nekk suñu leader politique fii ci Gandiaye bon tey nag ñu amoon benn xew-xew bi nga xam ne moom lañ doon def tey ci journée bi samedi le 3 septembre 2022 muy benn activité de reboisement bu ñu calé woon ci 8 lieux de culte mu nekkoon li ci mel ni jumaa yi ak église yi si suba nag ba ñu xëyee dem nañ ci jumaa Toko Ndama fa la ñu njëkkee suñu activité ba ñu jógee foofu aussi dem nañ ci église protestant yi bi ñu jógee foofu noonu aussi dem nañ ci jumaa Njóobeen waaye bi ñu jógee foofu aussi dem nañ lu ci mel ni jumaa Mbambara waaye lu ci mel ni aussi dem nañ ci jumaa Mbambara kon tey loolu moo nekk programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene woon motalee tey te yàlla def na motalee nañ ko donc nag ñuy remercier aussi l'ensemble des membres yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk li ci mel ni mouvement Horizon 2027 li ci mel ni mouvement Tabax Gandiaye waaye aussi lu ci mel ni aussi mouvement 100% Matar Ndao présentement nag bu ngeen gisee ñu ñëw ba fii nii tey fas yéene def fi suñu discours c'est parce que dañoo jugé nécessaire que ne Matar gox bi nga xam ne fi foofu la dëkk muy koñ bii nii donc ñu ñëwee fii jëmalee ko fii mu gën a nice won ne waa dëkk bi ne Matar doomu Gandiaye la waaye aussi Toko Ndama la dëkk te aussi moo ngi tàllal loxo waa Toko Ndama yëpp donte ne waa Toko Ndama ñoo ngi koy jàppale ci loolu mais aussi ñu leen ciy woo ñoom ñëpp aussi di remercier ñëpp aussi di wax ne aussi lii nii dafa bokk ci programme bi nga xam ne mooy Tabax Gandiaye muy programme bi nga xam ne moom la Matar Ndao am ci Gandiaye donc programme boobu nag moom lañ nekk di wëyal nii pour leeralal gars yi donc comme Matar dafa ñëwoon ci élection locale yi indaale ko mais malheureusement gis nañ ni mu demee mais dañoo ne du tax ñun ñu arrêté suñu activité dañuy continuer di wëyal suñu activité ba keroog ñu yegg ci élection locale 2027 incha allah fas yéene teg Matar ci boppu meeru Gandiaye bi donc loolu mooy suñu objectif donc programme bi nag nekk programme boo xam ne dafa nekk 8 axes la laal boo xam ne assainissement da cee bokk mais aussi environnement da cee bokk lu mel ni aussi volet santé aussi bokk ci tey nag ñu nekkoon ci lu mel ni volet environnement donc tey moom lañ nekkoon di wéyal donc di fàttali ne aussi gars yi yemuñ ci loolu rek suñu vacances scolaires donc dañ ko jël ci ñaari programme lu ci mel ni tournoi football bi ci volet sport mais ci volet environnement aussi tournoi boobu aussi moo ngi démarré depuis le 3 août fële ci quartier Ville donc ki nga xam ne moom moo ko organisé di Adama Ndaw moo ngi nii taxaw parrainé aussi Matar Ndao bés boobu noonu donc bi ñu jógee foofu aussi du ñu yem foofu nag di fàttali gars yi ne am nañ benn projet boo xam ne projet bu am solo la muy lu ci mel ni lu jëm ci santé mais comme tollooguñ foofu noonu dañ koy wax gars yi nii rek ñu bàyyi ci di ci woo kilifa diine yëpp aussi di ci woo aussi membre Gandiaye yëpp ñu ñëw jàpp ci projet boobu noonu nga xam ne ci santé Gandiaye lañ ko amalee incha allah pour ñu mun a yeggale loolu xam naa ne comme temps bi daf ñu xaw a xoj te gis nañ situation nawet beeg yooyu noonu donc dañuy bàyyi rek jox benn représentant bi nga xam ne fii ci quartier Toko Ndama di représenté Matar Ndao donte ne représentant yi bëri nañ fi gars yi bëri nañ fi loolu jeunes yi ko fi nekkal mais dañ ci tànn kenn rek jox ko kàddu mu wax ci mbir mi di jaajëfal ñëpp di remercier ñëpp mais nag du ma remercier sans autant que aussi ma tudd ma remercier Matar Ndao puisque li mu def rëy na lool donc mu yore mouvement boo xam ne 3 mouvements la donc activité bi ñu def nii tey mën naa ne tey somme bu takku la ci génnee mën naa ne c'est une valeur de 300 000 francs boo xam ne tey moo ngi daw ci moom moo nekk ci activité bii nii kon donc loolu yombul kon ku bëgg a dëkkam rek mooy def loolu te ki nga xam ne aussi askanam moo ko ñor rek mooy def loolu te yemul foofu noonu tey gis ngeen moo ngi nii programme ay añ yoo xam ne dañuy ñëw fas yéene yendu fii nii añ fi aussi te yooyu noonu tamit mën naa ne aussi dégagé na ci benn somme boo xam ne une centaine de mille la kon donc loolu ku koy def ci dëkkam yaakaar naa ne dañ ko war a remercier jàppale ko
waaye aussi di ci woo jeunes yi nag surtout ñu ñëw jàppale Matar Ndao puisque on a besoin les jeunes wax dëgg fa yàlla soxla nañu jeunes yi quoi di jaajëfal ñëpp di gàttal rek. baax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp aussi di nuyu Matar Ndao de passage di ko jaajëfal di ko gërëm tamit aussi ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ciy góorgóorlu di ko def nga xamante ne wax dëgg fa neexal la fekk ko fi sax waaye ñu ngi jokkoo ak moom dara ump ko si aussi léegi nag tey li nga xamante ne moom moo doon sunu activité jëmmal nañ ko njëkkee ko ci jumaa Toko Ndama comme ni ko Sellu waxee waaye nag damay taxaw foofu rek yem fa li tax may yem foofu mooy dañ caa dëggee kàddu yoo xamante ne gëm naa ne Matar dina ko dégg sax waaye ñun ñii tamit dañ cee kontaan moo tax maa ngi koy wax maa ngi naan ëppoon nañoo def reboisement bi te kilifa yi ñëwuñ ci ku ci mel ni oustaz Zoum wax na fa wax boo xamante ne wax bu am solo la aussi tamit loolu moom njëkk sax ñu xam ko sax waaye tamit daf koo gën a dolliwaat ci ñun parce que garab ku ne xam na ne njëriñ la soo ko defee nit dina doxee fenn ba sonn mu jàdd fa kerlu fa moo tax benn waaye da ko doon wax mu ne souvent nga lekk jën boo xamante ne doo xam ban mool moo ko napp loolu effectivement dëgg la mais tamit garab bii ñu jëmbat ko ci jumaa yi jëmbat ko ci église yi bu ñu xam ñen ñoo koy jëriñoo ëllëg kon loolu acte bu nice la boo xamante ne Matar waa Gandiaye ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax a baax di la féliciter di la jaajëfal mu nekk loo xamante ne ñaax la rek man loolu laa ci gis ñun dañoo ñaax rek dañoo naan ne bu ñu la nee yaa baax kon bon waratu la wala bu ñu la nee yaa baax rek sas nañ la sas wu rëy kon suñ nee Matar mu ngi liggéey njëkkee ko fan ci environnemental franchement nekk na loo xamante ne ñun waratuñ am droit mukk toog wala ñuy tendeefal kon dès maintenant lañ ko waxoon kon ñu ngi ci kon na gën a continuer di jaajëfal ñëpp di nuyu Pape aussi di ko jaajëfal seetlu wax ji rafet na macha allah kon dañuy yemale foofu kàddu gi rek jox ko keneen. salaamaaleykum waa Gandiaye di présenté waat rek di tudd El Hadj Medoune Sène di nekk président mouvement Horizon 2027 avec Matar Ndao waaw tey ñun ak waa bépp membre mouvement boo xamante ne si Matar la relié muy RFI ànd liggéey 100% Matar Horizon ñëpp jàpp nañ si liggéey bi mooy reboisement bu ñu amal tey commencé ko si jumaa Toko Ndama ak yeneen bàyyi benn lieu boo xam lieu de culte la église yeeg yeneen yu demee noonu en plus di si félicité waale ñëpp surtout suñu leader nga xam ne def na si lépp lu mun sincèrement parler te bëggoon na sa mu gën a rafet ni mais ñun ñoo ko bëggee mu xaw a simple ni parce que moo nekk suñu première séance di remercier Pape Ndour di gis liggéey bu muy defal fii Matar si mobilisation beeg jeunesse bi sensibilisation beeg yeneen activités yu bëri di ko briefing rek parce que temps bi mayuñu ko di jaajëfal ñëpp ak bépp membre Horizon ñëpp ñu fi teewul tamit xam nañ ne yite yi dañaa bëri ak fuñ toll la yite jamono la rek ok di leen remercier jaajëf